sant di rafetlu seen teewaay ci point bi ñu woote nga xam ne intercoalition wàllu Yewwi ñoo ko woote tey après victoire historique bi ñu am ci commune bi à l'issue des législatives du 31 juillet 2022 moo taxoon ñu ne tey bëggoon waxtaan ak yéen delloo njukkal population bi mais aussi gën a partager ak yéen yenn aspects yi ak wax leen fan la ñu jëm après lii tamit donc yooyu yëpp di ay ponk yoo xamante ne bëgg nañ ko waxtaan ak yéen et docteur Amath Wade di coordonnateur intercoalition bi moom la ñuy ñëw jox kàddu bi mu ñëw wasaare ko ak yéen. wàllu ñu tuddee que l'intercoalition Yewwi Wàllu bi nga xamante ni ñoo dem élection législative bi weesu le 31 juillet bi weesu te li ñu ci jàpp vraiment mooy askan wi ni ñu àndeek Yewwi Wàllu askan wi Yewwi Wàllu askan wi nag bi ñuy demee élection boobu li ñu ci gën a jàpp mooy résultat yi ñu am vraiment musul am ci suñu commune tey jii bu ñu waxee inscrits 26 400 et quelques la ñu 26 430 inscrits la ñu ñi voté 11 115 ñoo voté loolu nag bu ñu ko xoolee Yewwi am na fa 5 861 voix Yewwi Wàllu boole Benno Bokk Yaakaar am fa uniquement 4 127 voix te bu ñu xoolaatee sax ci élection ci suffrage boobu dafa am ñoo xamante ni dañoo wateeli Wàllu encore bu ñu ci boole woon Wàllu dañuy dem ba 62%. kon boog taux de participation bi moom 42% mooy suñu commune booy xool sax ñun ñoo ëpp participation au niveau national léegi ñaareel bi ci gën a am solo nag mooy Yewwi Wàllu 59% des suffrages ñun ñoo ko moom ça veut dire que daal commune Tivaouane Peulh Niaga participer na fortement ci département Tëngéej li tax la coalition Yewwi Wàllu gañu ko ndax bu ñu xoolee suñu département commune Tivaouane Peulh Niaga bu ñu génnee Tëngéej moo ci tegu ci commune bi nga xamante ni moo ëpp électorat kon bokk loolu day wane rek ni commune Tivaouane Peulh Niaga tey jii commune la boo xamante ni moom la ñu war a gën a xool naka lay def suba ak ginnaaw suba ci élection 2024 yi di ñëw ñu gërëm nag askan wi ndax loolu dafa di loo xamante ni jafe woon na fi lool ndax bu jëkkoon dañuy wax rek ni ñoom dañuy joxe xaalis rek nit ñi wateel leen waaye tey jii moom nit ñi war nañ loolu taxu leen a jóg ndax Yewwi Wàllu wax nañu campagne bi lu leer loolu aussi ñu bëgg cee ñaax député yi ñu xamante ni ñun ñoo leen fal ndax jaadu na aussi ndax li ñu wër ci dëkk yëpp wax nañ ni ñun de bu ñu sañoon loi bi gën a am solo waa Yewwi Wàllu yi défendre ko mooy fexe ba koom-koomu Sénégal yi moom ko loolu loi boo xamante ni ñun day ñoo soxal nañu ndax Sénégal dañoo wax ni dëkk bu ndóol la te alors que Sénégal suuf si lépp dafa am alal kon boog jaadu na loi boobu ñu fexe ba suufa Sénégal ñun sénégalais yi ñu moom ko loi boobu war nañ ci taxaw ñun waa Yewwi Wàllu ba xamante ni vraiment dina féete boor ñaareel ba ñu ñaaxaat rek coalition bi ndax ñun li mu ñu wan mooy booloo mooy indi doole bu ñu booloo ñoo man ñëpp bu ñuy jaxasoo nag néew doole kon bokk ñun dañu bëgg aussi nii ñu àndee ci commune bi nekk xamante ni Yewwi te Yewwi parti yi fi nekk ci suñu commune nekk PUR nekk Pastef nekk Grand Parti nekk PRP yooyu la ñu xam ci suñu commune mu nekk Yewwi ak taxawu Sénégal maa ngi ko doon bëgg a fàtte ak léegi ñu wëlbati ci Wàllu xamante ni PDS moo ko jiite ak yeneen i parti ñun ñii du ñu àndee fu ñu soxla ci commune bi foofa lay jëm loolu daal engagement bu leer la boo xamante ni ñun war nañ ko am ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk commune ba xamante ni 2024 bu ñu fa yàlla yóbbu ak jàmm ñu gagné commune bi encore su présidentielle loolu dina tax suba ginnaaw suba projet yi nga xamante ni moom la ñu doon wax ci campagne bi ndax loolu aussi dafa am solo nit ñi fàttaliku lan lañ leen wax que commune Lac Rose commune Tivaouane Peulh Niaga dafa doon commune boo xam ne dañoo bëgg tourisme nekk moteur am te pour tourisme nekk moteur am il faut que ñu jox gëdd Lac Rose
jox gëdd Lac Rose nag mooy dàq loi yi fi Macky Sall bëgg a def mooy le pôle urbain bu ñu ko fi jëlee dekkal lu ñuy wax tourisme fexe ba touriste nekk loo xamante ni mooy principale activité commune Tivaouane Peulh Niaga bu boobaa suñu commune dina gën a naat gën a am solo loolu daal lu xamante ni moo taxit ñu wax ni ànd bi dañ ko war a saxal ba suba ak su ginnaaw suba ñu mën a gagné présidentielle bi nga xamante ni législative bi moom féete na boor fal nañu ñaari député yoo nga xamante ni mooy départemental bi ñoom Tëngéej lañ dëkkoon waaye fal nañ leen fal bu rafet te ñun bokk nañ ci loolu daal moo doon premier point bi nga xamante ni bëgg nañ ko partager ak nit ñi gërëm parti gërëm askan wi ni leen nag fii ngeen ko teg foofu la nañu fexe ba Sénégal tegu ci loxo yoo xamante ni loxo yu sell lay doon suba ba 2024 pour ñu tabax suñu réew ndax bu ñu tabaxul Sénégal moom dañuy dem rek toujours ñu gis xale yi di dugg ci géej gi di gis xale yi di dem fu nekk xam nga ni barke démb li xew Sénégal mooy benn taw la taw 124 millimètres ndakaaru nekk géej ñetti nit dee ci xam nga ni loolu te nee nañu dugal nañ fi lu ëpp 750 milliards loolu yëpp day wane ni daal il faut que ñu am beneen taxawalin ci Sénégal taxawalin boobu nag ndaw yi PUR ndaw yi Pastef ndaw yi Wallu ndaw taxawu Sénégal ndaw yi Grand Parti ak màggat yi nag ñoo war a ànd ñun ñëpp ñu tabax Sénégal bu bees ci 2024 lii moo doon entraînement bi wane na ni Macky Sall bokkatul pour 2024 wan nañ ni que wax dëgg léegi man ngaa noppalu su fekkee bëgg ngaa noppalu waaye nag boo bañee nag ba ni da ngay ñëw boo ñëwee sax boo xefee doo dem deuxième tour loolu moom la ñu leen di taatal ñun ñëpp ci wolof. lu koy leer na xam nga local yi dafay wax rek sax ni vraiment justice du Sénégal tëddewul njaaxaanaay wax dëgg loolu mooy leer feeñ ndax local bi suñu liste majoritaire amuloon benn problème suñu liste suppléant moo amoon problème te ñu ni nag ñaari liste yee bokk kenn mun leen a xàjjale daal di ñu sànni ci biti tey jii nag yàlla moom moo leen weer ndax yàlla dafa wane ñaari yëf dafa wane ni Yewwi seen liste majoritaire am na problème wane ni nag wàllu Yewwi Benno Bokk Yaakaar aussi seen liste suppléant am na problème mu ñu daal di ni kon de nan waxtaanaat ak Cour suprême ñoom de comme ñoo doon atte nañu attewaat rek lii leen neex daal di ni nañu fexe nag léegi ba ñoom ñaar ñëpp nu dem ci genn wàllu liste nga xam ni vraiment dëgg daal amul ci loi yooyu loolu nag législature bii mënu ko régler il faut que ñu am assemblée bu bees am yeneen président yu bees ñu tabax nag suñu réew ci loi yoo xamante nag ñëpp dañ koy respecté am ñu jëlee fa màggat yooyu ñëpp retraité nañu depuis ñu téyewaat leen fa juróomi at téyewaat leen fa am na koo xamante ni sax bu fekkente ni puus nañu tuuti proclamation résultat yi sax mënu ci faa bokk ndax ki jiite yëf yi weesu na juróomi at yi ba le 11 lay pare bu fekkee nag le 11 proclamation résultat yi moom sax turam dootu ci nekk pour nga xam ni rek Sénégal vraiment dañuy fal nit ci yaama neex duñ leen fal ci dëgg ak ci li yoon wax loolu nag dañoo bëgg mu jeex Sénégal ci bu nu so yàlla yóbboo ak jàmm ci législature bu bees. di leen gërëm mais di fàttaliwaat ni lii yëpp lenn rek lay wone mooy askan wi décidé na askan wi def na choix am ci Sénégal yëpp rawatina ci Tivaouane Peulh parce que victoire commune bi lu tax mu gën a historique mooy pour la première fois le parti au pouvoir perd ici et il a perdu au moment où tous les mouvements et tous les partis de la coalition Benno Bokk Yaakaar se sont réunis et ils ont perdu donc loolu mooy wane ni population bi bu ñu tànnee du tey donc dañuy woowaat population bi ñu gën a farlu xam ni lii étape rek la ci objectif global bi mooy 2024 mais aussi c'est un cri du cœur de la population par rapport à la malgouvernance et par rapport à tous ces actes qui sont posés au détriment en fait du peuple et qui sont antipatriotes donc di leen ne rendez-vous 2024 ñun ñoo koy tabaxandoo ba ñu yegg incha allah.